ay kàngam ci kuje politique yi ku nekk ci boor bi nga féete ràññee nañu la fa ak taxawaay bi nga xam ne suma gan yi am nañu ko ci boor bi ñu féete ca sama ndeyjoor Zahra Iyane Thiam moo fi nekk teewal candidat Macky Sall bu coalition Benno Bokk Yaakaar soxna Zahra ñu ngi lay dalal bismillah. jërëjëf. ci ki nga jàkkaar lool nekk ci sama càmmoñ di soxna Hélène Tine teewal fii coalition Idy 2019 bu candidat Idrissa Seck Hélène ñu ngi lay dalal. jërëjëf Abdoulaye. bu ñuy tàmbali suñu waxtaan jëm ci fait d'actualité yi ba léegi violence bi la woon waaye sañ nañoo njortu ni sax xëy na rombagum nañu ko ci li fi mujjee woon a xew ci boor yi ñetti fan ci ginnaaw ndax tey dispositif de sécurité yu ñu jël la ñuy wax ngir aar cortège juróomi candidat yi am nañu ne bu ñu ko teeloon def xëy na li yëpp du am mën nañu cee taxaw mais est-ce que yaakaar nga ni tey candidat yi ak ñi ñu àndal ku ne war na ci am kàddu pour li des ci campagne bi mu doon jàmm kese soxna Zahra Iyane Thiam. waaw jërëjëf Cissé maa ngi lay nuyu di nuyu mboolem ku nekk ci seen groupe di nuyu également ñi ñuy déglu yëpp di nuyu honorable député Hélène Tine mi nga xam ne moom la ñu seqal géew bi tey balaa may wax ci violence bi ma leen di massaw yéen waa groupe rajo Futur Média ndax yaakaar naa am na ñaar ci seen naataango yoo xam ne bokkoon nañ ci gaañu yooyu ak seeni yeneen naataango donc may jaare aussi ci seen rajo bi pour massawu leen ñoom ñëpp di jaale di massawu également ñi nga xam ne am nañ ci ay gaañu nekk ay militants am ci ñoo xam ne aussi dañu faatule bi ci mujj mooy bu candidat wu Pastef bi ñun suñu wàllu bopp loolu également dal nañu li lay wan nag ne sa laaj boobu dafa am solo pas seulement candidat yi àddu ci mais candidat yi ak mboolem sénégalais ndax réew mi ñoo ko bokk te boo seetloo métit yooyu yëpp am ñun ñëpp koy yëg métit bi du yem rek ci ki nga xam ne moom la dal te wax dëgg neex yàlla campagne bi 3 semaines la élection présidentielle bi diir bi processus bi tàmbalee daanaka léegi mu jeex ndax 24 février sunu borom ñaan nañ mu yóbbu ñu ci jàmm ak salaam ci élection bi phase boobu su paree ñu def décompte publier résultat provisoire ñi ko war a saytu ko conseil constitutionnel mi war a joxe commission nationale bi war a joxe résultat yi joxe ko ñi ko war a valider ko kon processus boo xam ne dañ ko encadré ci diir la loolu nag warul tax ñu ëlbati Sénégal ndax élection présidentielle lu mu am solo lay ëpp solo mooy dund bi nga xam ne dafa war a continuer ba tax na li ñu xamoon ci wàllu service de l'ordre génn encadré ay candidats mooy 2e tour boo fàttalikoo en 2012 ñun bi ñuy dem campagne amuñu woon sécurité candidat yi mais bi ñu demee ba candidat Macky 2012 bi génn au second tour dañ ko envoyé force de sécurité te terewul booba li amoon ci ay métital bari na ndax man suñu convoi ñëw na ba Caaroy ñu attaqué ñu dem nañ ci yeneen gox également ñu attaqué ñu donc fii may wax ak yow bërki démb dañu attaqué suñu cortège Benno Bokk Yaakaar Patte d'Oie gaañ ci suñu ay militants ba ñu yóbbu leen Nabil Choucair démb fi may wax ak yow dañu attaqué suñu siège bi nekk Hann gaañ nit ñi xoqatal leen sotti leen yu kenn xamul ba ñu woo police def constat yooyu yëpp nag li ko indi dama jàpp ne daf ci am ñoo xam ne duñu ay candidat ne force dañuy dugg ci géew bi pour jaxase réew mi nag ñun ñëpp a ko bokk responsabilité bi ñoo ko am ñi ngi rafetlu en tout cas force de l'ordre yi encadré candidat yi mais force de l'ordre yi mënuñu encadré sénégalais yëpp yow kon ñuy jaxase yaa ngi leen gisee en dehors de juróom yi nga xam ne ni ay candidat lañu. loolu laa jàpp parce que mënuma jàpp ne en tout cas ñi ngi déglu ndax bu ñu gisee koo xam ne du candidat woote violence mu am candidat yoo xam ne dem nañ seeti ko xel mën na faa tey. sa xel ci Ablaye Wade la dem. bu ñu gisee également ñoo xam ne seeni cortège def nañu ay ñaawteef ba bakken rot si xel mën naa tey mais loolu yëpp du tere comme yoon ñëw na sécuriser ñooñu justice dina def yoonam ñun duñu maanaam def procès bi
dañuy bàyyi yoon def liggéeyam parce que donte ci campagne lañ nekk mais réew mi ngi dox. est-ce que responsabilité politique du foofu aussi bu ku nekk di wax ni man tamit def nañ ma lii finalement ku nekk sa bos rek ngay wax alors que mën nañoo maasaale yëpp déggoo ci ne warul am mu jeex. waaw mais loolu dafa mënta am mais warul am boobu wax ko rek du tax du mu nekk. ñu jëfee ko laa wax. mais faw dañ ko war a jëfee d'abord ci suñu xel yi ndax xel mooy xalaat jox ay cër mu def action xel nag bu ñaawee walla sa xel teey njort ci ne jongante bii ñu jëm nag ñu ngi koy ñàkk te comme nag damay ñàkk damay daal di rek xajamal cere ji xëpp ko suuf. mais xam nga yow boo tuddee ñaar yi nga xam ne def nañ leen ko ñu mën la ko nangul aan ak seen beneen cortège bi nga xam ne wax nga ko attaqué nañ ñu ko Patte d'Oie keneen ne la mais man attaqué woon nañ ma Fatick attaqué nañ ma Mbour attaqué nañ ma à tel endroit aussi finalement bu ko nekk di wax sa bos rek day mel ni boobu la ñuy daganal ci kaw yeneen yi est-ce que du loolu foofu la problème bi nekkee. déedéet xam nga man waxuma fi rek sama bos ndax massawu naa journaliste yi wax naa également ñuy faatu ay fait xam nga waxtaan ba ca dàq mooy nga wax ay fait ndax doo ko teg rek ci yaakaar naa walla dégg naa yii yu ñu dund la ñun jóg dem donc sañ naa cee wax peut-être comme ni nga ko waxee violence am na feneen mais ci de manière globale li wóor mooy man ma jàpp ko Benno Bokk Yaakaar jàpp ko mooy Sénégal benn bopp la ñun ñoo ko bokk te ñun ñi nga xam ne ñoo ne pouvoir mais amuñu benn intérêt à ce que violence prospère d'abord dinañ défendre suñu bilan jàpp nañ ne bilan bi sénégalais yi ñu joxoon confiance en 2012 en 2019 bii ñu nekk ñooñu dinañ ñëwaat pa ñeneen dolleeku si jàpp nañ ne fi ñu teg suñu tànk convaincre na sénégalais yi bu ñu ko tegee ci parrainage bi kon suñu sago mooy ñu dem ci élection ci jàmm ak salaam d'ailleurs conférence des leaders Benno Bokk Yaakaar bi mujj dañu def déclaration ne ñoom lépp luy jàmm loolu la ñuy woote kon duñu tuumaal joxe ñu baaraam mais nag ki taxaw wax àdduna yëpp di ko dégg ne lakk leen carte d'identité yi mujj gi mu génn ci sëriñam ne waxuma loolu dama ne ngeen rajaxe bureau de vote loolu sañ nañu nag bu ñuy wax jël loolu comme fait tuumaaluñ ko moom moo wax ndax ku dee marché yaa tàgge sa bopp. c'est vrai que kooku ngay tudd bu ñu ko sañee leeral Abdoulaye Wade la mais xam nga bokkul ci élection bi donte lu bëri loolu nit ñi wax nañu ko joxoñ ko ci baaraam démb sax dalal nañu fi ku fi représenté parti démocratique sénégalais waxtaan nañ ci lu yaatu. soxna Hélène Tine teewal fii candidat Idrissa Seck bu coalition Idy 2019 bu weesoo sax di wax ni def nañu keneen. lu ñu waroon a def pour lii bañ a am ndax tey dogal yu ñu jël defe naa ne pour mu jeex fi la mu bañ a amati ba élection bi jeex. jërëjëf Abdoulaye maa ngi sant yàlla mën a teew fii tey ci géew bi la seen débat di nuyu waa Sénégal yëpp di ziar kilifa yëpp kilifa diine yi kilifa aada yi surtout ci ajuma ji di nuyu auditrices yeeg auditeurs yëpp. di nuyu sama sœur Zahra Liane Thiam di ñaan yàlla li ñuy génnee ci débat bi tey nekk loo xam ne dina jëriñ bu baax Sénégal ci jamono ji nga xam ne ci lañ toll. bismillah. teewal fi effectivement coalition Idy 2019 ma bëgg wax ne ci li jëm ci violence bi maa ngi jaal waa Sénégal yëpp maa ngi jaal waa Sénégal ñi faatu ndaxte ñun ñëpp ñoo faatule. Sénégal benn bopp la moom wax na ko bu ñu sañoon kenn du loru ci lii nga xam ne yéene la rek si am si sa réew ñu ngi jaal ñu ngi masawu ñi gaañu effectivement ñun tamit ñu ngi leen di masawu bu baax ma am lu ma rafetlu ci mbir bi mu xewee comme ni nga wax sécurisation wu maanaam candidat yi rôle lu état la seeni cortège donc état def na ko xëj na toog nañu ba jéeya am ñuy doog a def waaye nañ mu nekk une leçon apprise loo xam ne dina jëriñ Sénégal ba su ëllëgee ñu mën di ko doxal xëy na buñ ko njëkkee woon bi ñu demee gis ne avant campagne bi ñu ngi commencé di attaquer ay permanence di commencé di attaquer ay nit avant la campagne xam nga am na fi ñu ni ñooñu dañuy victimiser wu xam nga coow loolu ñëw na fi ñu ni ñooñu dañuy ay victimes lañu dañoo bëgg buzz dégg ngeen ko. bu Pastef bi ngay wax. waaw balaa élection balaa campagne. dégg nañ gendarme mu ngi ciy enquête. léegi xam nga buñ ko jëloon au sérieux ne lii kat
dafa wane ne violence mu ngi commencé te comme amoon na vraiment tension bu bëri ñu ni léegi nañu jël ñu sécuriser maanaam les candidats def nañ ko ñu ngi sargal donc force de sécurité yi di sargal aussi journalistes yi ak di leen masawu ndax lu metti ñoom ñooy nekk ca digg ba donc je dis que c'est une bonne leçon apprise tirée de ce qui vient de se passer ba nga xam ne bu ëllëgee dinañu xam ne état bi nga xam ne moom moo yor doole boo xam ne ñëpp a ko bokk li ñu leen jox pour Sénégal ñu jël ay matuwaay yu mel nii maa ngi ciy joxe benn seede ñun suñu caravane barki démb biir Thiès mais ñun dañoo jékki-jékki police Thiès ñu gis auto police te topp ñu di ñu sécuriser waale donc loolu dafa am solo am na solo bu baax a baax parce que tase nañu ay coalition tasante nañ ci biir dëkk ba waaye dara amut ku ci nekk gérer nga ba ku nekk nga wéy sa yoon dem continuer sa liggéey parce que affaire bi du tojante bopp moo koy indi waaye convaincre askan wi la donc man je pense que matuwaay yi nekk di jël nii am na ci solo bien que xaw na tardé xaar nañu ba lu metti am si ñuy doog a jóg maa ngi masawu aussi ñi nga xam ne ñëpp mooy politique yi parce que soo waxee tey par exemple tel directoire wala tel autre ñu ni kii nga faral donc ñëpp ci gaañule am na aussi li ma doon wax seetlu ci lu am solo ndax dégg naa ci benn ville à Mbacké plus spécialement mais coalition yëpp yónnee seen plénipotentiaire toog waxtaan parce que dañ fa attaqué woon benn permanence ñu ni nañu toog ñoom ñëpp ñu waxtaan parce que kenn warul am intérêt à la violence. ndax ñoom ñëpp bokk dëkk. ñoom ñëpp ñoo bokk dëkk ba te lu kuy bëgg defar dëkk waroo ko yàq donc loolu aussi benn leçon bu am solo la boo xam ne. war nañ sur le plan local ñi nga xam ne sax ñoo bokk. dëkk ñoo seq mbir mi war nañu mën a toog seeni kilifa. ñu waxante seen biir ba nga xam ne seeni kàngam ya ñuy àndal ak wala gune ya ñuy àndal. parce que nit ñi bu ñu wutee ay sécurité c'est parce que dañoo fekk ne ñoom dañoo tumuranke woon ci am sécurité. mais Hélène, le Sénégal depuis toujours Abdoulaye ce qui se passe mooy c'est le candidat sortant qui a le pouvoir qui utilise les moyens de l'État pour sa sécurité ñeneen ñi ñu bàyyi leen elle l'a dit tout à l'heure jusqu'au deuxième tour lañ leen di doog a jox mais loolu dafa doyoon dafa jot ñu yemale ñëpp bu fekkee ni que ñëpp candidat lañu muy président sortant muy ñeneen ñi. nañ leen jox les mêmes moyens pour la sécurité parce que c'est les moyens de l'État qui appartiennent à tous en tout cas maa ngi ñaan yàlla fitna bi yem fi ñëpp jël seen responsabilité nguur gi jël basam ñoom nit yarati na ñoom parce que ñoom it ñoom ñoo fi nekkoon di xoqalaataate ñu leen di jiiñ na ñoo dal ci kaw ay permanence u nit kon léegi lii nag dem na ba yegg fii je pense que war nañu xoolaat ñun ñëpp suñu bopp mbir mi yem fi. mais ci discours njiit yi ci li nga xam ne moo ñu jëmale ci élection bi. processus bi leneen li ci nekk aussi mooy conditions yi ñu ciy demee est-ce que tey waxuma ñu woo candidat yëpp ku nekk engagé wu ni li fi nekk doy na ma nangu naa bu ñu ci demee lu génn ci urne yi d'accord naa ci parce que ba léegi dafa mel ni wóolonte amul seen biir ci processus électoral bi du ñuy waxi fichier ak yeneen mais ba léegi déggoo wala boog wóolu amul yéen ci seen côté par exemple est-ce que tey mën ngeen jël engagement ci ne ñu nga ciy dem li ci am ci fichier bi li nekk ci process bi ci carte d'identité yi doy nañu ci dem lu yàlla def muy noonu. waaw xam nga loolu dañ ko biaisé depuis le départ nañ waxante dëgg loo xam ne tooguñu waxante dañoo on a processus bi nga xam ne moo waroon nekk processus bu waxtaan bi ñu waroon am lépp amut ba ñu yegg si fii fi mu nekk nii ku ci nekk a ngi xool parce que barki démb rek gis naa ñu génnee ay image ne daaf fii ci seen pegg fii ay nit a nga fa ñii naan dañ leen doon bind mu bees ñii naan dañ leen doon utal ay duplicata loolu xam nga tey na xel parce que nag lu day ni daaf ñuy roñ ay car di leen jëlee ci ay dëkk parce que ki filmé nee na gis na ay njagañaay ça veut dire que ça c'est organisé alors que tey mais nu mu tudd commission yi nga xam ne mën nga dem jëlee ji sa carte ñu ngi ci biir gox yi di ko war a joxe buñ demee tey ba ñuy convoyer ay nit à la DAF en pleine campagne à quelques encablures des élections dégg naa explication bu ci DAF joxe nee na ñooñu dañoo gisut seen carte wala dañuy ut ay duplicata mais loolu tey na xel ça veut dire que tey Sénégal foog naa ne
gëj na am ñu toog ba yegg si fii ci élection Abdoulaye desul dara ku ci nekk nga gis li ñu def parrainage bi da ngay ñëw dugg conseil constitutionnel tu ne sais même pas à quelle sauce tu seras mangé da ngay indi sa clé ñu dugal ko ci appareil xamoo lu ñu fa def xamoo appareil ba nu mu demee xamoo logiciel bañ fa def nuñ ko nit ñi déggoowuñu ci wanuñu leen sax ñoom processus bi pour suñuy defar seen i fiche xëy na yenn yi sax ñu bañ ko ci def mais c'était des pièges xam nga processus boo xam ne dañ ko piégé ko mais nag man de dans tout ça je dis que il faut que l'opposition et loolu ñu ngi ci ñu vigilant nañu fexe ba teg ay représentants dinañ ko fexe dans chaque bureau de vote dinañu fexe ba xool bureau de vote yi ñu jox nii ak li ci yokku yëpp ndax bureau de vote yi existé physiquement ndax amul ay bureau de vote yoo xam ne dañu nekk des bureaux fictifs te kenn xamul lu fay xew loolu dinañ ko def su jotee ñu wax waa Sénégal yëpp ndaxte mbir bi nag du mbiru benn camp rek la de lii seen démocratie Sénégal moo ko laaj parce que li ñu xeexoon ñun ba yegg si fii ba ñu am bii processus démocratique processus électoral addina bi yëpp naw ñu ci 2012 ñu foogoon ne dëkk bi dana tàkk dara tàkkut ñëpp taxaw ba askan wi wote ni mu waree ba li xew-xew mais je pense que tey aujourd'hui dañu war a acquis démocratique yooyu dañ ko war a protéger te ñu ngi woo askanu Sénégal yëpp oowuñu leen ci fitna dañ leen woo ci vigilance woo leen ci ñu aar lii nga xam ne mooy démocratie Sénégal ñun de suñu candidat déggu leen ko si benn waxu fitna déggu leen ko si benn waxu teesante déggu leen ko ci ay wax yu sew ndaxte moom mu ngay def campagne am bañ ko yónnee aussi sécurité rafetlu na ko parce que loolu moo ñi nga xam ne ñëpp a ko bokk buñ ci joxee ñëpp loolu foog naa ne moom moo jaadu donc ñun man daal je pense que aujourd'hui Abdoulaye il faut que ce qu'on a en face de nous nga xam ne ñoom ñoo def piège yëpp ndëgg sërëx yi nekk yëpp ci processus électoral bi ndëgg sërëx yëpp ñëpp teg nañ si seen bët wëcc nag fii daaf kooku sama càmmiñ la mais foog naa ne tey moom ci boppam moo waroon na nangootul sax toog ca daaf ba waratu fa nangu toog koo xam ne yow sa retraite passé na depuis bientôt juróom-ñaari at ah yow ki fi toog nekk président ba mu nekkee ci opposition di wut nguur gi sax attaqué na la ci tuumaal la si ay tooxi dooni yoo xam ne nit ñaa ngi doon wax ne yaa ko def mais tey boo fi toogee ñu indi ay carte 2017 parce que li tax xel tey mais dañu génn ci ay élections législatives yoo xam ne mais kenn xamul fu sa carte nekk ñu dem mujjee dem conseil constitutionnel mu dogal boo xam ne loolu sax du rôlam parce que du ñu voté ñun loi assemblée nationale ca jamono jooju ba pare mu nekk ci code électoral ñu wax nit ñi lu ñu war a voté ñu yeewu xaar ba à quelques encablures des élections dem conseil constitutionnel mu ni léegi lu neex waaye voté muy récépissé muy lu nekk mais loolu mais dafa doy waar donc moo tax nit ñi tey ku nekk yaa ay ba di tiit ci li xew parce que nag ñi fi nekkoon avant te ñu leen doon ŋaññe te ñu nekk ci système bi ñu ngi ci biir di def nag ay naka sudul noonu te ñi fi ne tamit ñu ngi nii ñi bëgg toogaat te askan wi ne du ngeen fi toog parce que maa ngi dégg Zahra nee na bilan ba seen bilan yanj na mu ngi cee commencé dugg mais je dis que askan wi tey boo demee suur nañu këll donc dinañ dugg ci programme bi su neexee Hélène Tine teewaloon fi candidat Idrissa Seck bu coalition Idy 2019 soxna Zahra Iyane Thiam boo ko déggee mu ne mandute bi dafa tey xelam li xew aussi ñu gis ko même explication yi dalalul xelam si je fais la différence parce que war nañ di ko def souvent aussi teqale sa candidat ak état bi est-ce que yéen seen coalition li ñu gis ci fan yi mu xewoon daaf bon ñëpp gis ko explication aussi dégg nañ ko est-ce que seen coalition war naa mën a lijjanti lu tax loolu bañ a jàpp ni ña fa nekk pour moom la parce que ñii buñ leen di joxañ dañu yaakaar ni ña fa ñëw pour ñu defal leen ay duplicata pour favoriser sa coalition la ak sa candidat. waaw dinaa ñëw ci li nga ma laaj mais damay relever ne tontuwul ci li nga ko laaj ndax li nga ko laaj mooy ndax bu résultat yi génnee ñoom ku jegi danañ ko nangu. tontuwul ci par contre laajuma loolu nag non Abdoulaye. processus c'est vrai que Abdoulaye da nga ma laaj ci fitna bi. waaw ci processus bi da nga ma laaj ci fitna bi. laaj bi jëmoon na ci. laajoo ma loolu de processus bi est-ce que tey ñëpp nangul nañu ne dal na xel ba ñu mën a dem ci élection yi ba lu ci génn ñu jàppee ko ni yàlla loolu la dogal. waaw xam nga loolu tontu ci na ma may rek. waaw nañ ko na ma may rek ma wax parce que bi muy tàmbali dafa wax lu am solo bi muy tàmbali émission am dafa ne mi ngi ñaan
gannaaw ba mu ziyaaree kilifa yi diine yi ba pare dafa ne maa ngi ñaan waxtaan bi jur njëriñ. pour waxtaan bi jur njëriñ nag bi ci jiitu mooy ñu dégloonte ba ca topp mooy ñu bañ ko teg ci ay yaakaar naa wala foog naa wala sama xel teey na. moo tax sànq bi nga ma posé question ci violence bi ma jël ay faits précis yi mu wax nag yëpp nag foog ma ñëw ci mais duma ko ci tenir rigueur parce que elle était en marge du processus maanaam processus politique bi muy dox ñu koy waxtaane moom nekku ci woon xëy na dafa toog ba élection jot mu tànn candidat boo xam ne ba mu ko tànnee tamit histoire a ngi fi loolu duma ci ñëw mais ci wàllu processus électoral bi ki mu représenté tey muy Idy 2019 bi ñuy def revue technique du code électoral Déthié Fall ma nga toog ñu waxtaanee ci tomb yi ñu war a waxtaanee bokkoon ci fichier bi bokkoon ci carte d'identité processus bokkoon ci loi bi nga xam ne moo war a indi parrainage bi ñu jóge ci processus boobu ñoom ñu gedd dem xëy na bu leen laajee danañ ko wax la ca xew ñu ñëw ci wàllu cadre de concertation sur le processus électoral cadre boobu li ko indi mooy acteurs politiques yëpp dañu ne bi ñu jógee élection législative liggéey bi nañ ko defee woon baaxul élection bi am na lu bari lu ci sooxe ñu ne nañ leen ñëw toog waxtaan mu am ñu ñëw am ñu ñëwul ñu waxtaan mu jur ay proposition te ba ñu demee ci processus boobu ci cadre bi ñun ku jégi opposition majorité ña fa nekkoon ñëpp acteurs politiques yi société civile administration ñëpp ñu d'accord wut code de conduite signé ko bind ko ne su fekkee ne am na tomb yoo xam ne déggoowuñ ci waxtaan nañ bàyyi président de la république arbitre donc ñu dem proposer parrainage proposer yeneen ak yeneen parce que parrainage bi c'est une modalité de la rationalisation des candidatures bi ñu proposer coow li ci am yëpp bàyyi nañ jébbal document bi président arbitre loi bi dem assemblée ñu voté ko mais ci biir loi bi bu ko xooloon dina xam ne modalité d'exécution parrainage bi mais dañu ne conseil constitutionnel moo koy décider par arrêté kon tey mënuñu di teg ay loi di ko jalgati en fonction des humeurs des uns et des autres te li mu ne dañu def maanaam kumba am ndey kumba amul ndey mais y a eu un atelier 1 ou 2 ateliers sur le processus sur les modalités de parrainage yoo xam ne ku nekk sa représentant candidat sa plénipotentiaire dafay dem toog mais comme ni ma waxee rek dafay yéex a dugg ci train wu Idy 2019 moo tax élément yooyu yëpp amu ko kon tey piège u parrainage. mais souvent réunion yooyu gedd lay mujjee ci kujjee gi. ñi féete opposition bi atelier yi ñu def. Abdoulaye il faut nga gérer temps bi de parce que tamit il faut que ma tontu ko. elle est encore dans le temps. non gis nga man. Zahra continue dama bàyyi. man non maa ngi lay déglu Zahra. kon kay loolu moom loolu kenn du ma ci jam. maa ngi lay déglu bu baax a baax. te yaakaar naa Abdoulaye aussi comme ni nga ko waxee dina suivre kii bi bu baax a baax temps bi donc. séminaires yi ak ateliers yi c'était les plénipotentiaires ñoom ñoo toog waxante tënk ba juboo donc amul lenn loo xam ne def nañ ko fi piège li nga xam ne nag dañ ne état def na ko waaye da koo yéex a def mais ñun nañu sant yàlla pour le moment nañu sant gum yàlla ndax élection yi jaar fii Sénégal yëpp doon na fi gën a metti période bi et tey lu ñuy wax naan ñii dem nañ daaf ñii demuñu daaf lenn rek a wóor ndax en 2012 bi ñu ne na nit ñi dem bi conseil constitutionnel validé la 3e candidature du président Abdoulaye Wade Idrissa Seck ci boppam moo dem ci zaawiya ba ñu koy dóor ay bomb foofu mu dem place de l'indépendance ne du ko nangu ñun boobu dañu wàcc ci terrain bi le conseil constitutionnel wax na ñu ngi dem liggéey. mais ci fait précis bi xew daaf yéen en tant que coalition da ngeen koy lijjanti ngeen ko wala da ngeen a jàpp rek ci. xam nga boo ne ñun en tant que coalition foofu dafa am mélange de genre. pourquoi parce que ñun duñu administration. waaw moo tax ma séparé ko. coalition Benno Bokk Yaakaar lay interroger. xaaral rek ma ñëw li nga xam ne état bi mi ngi koy def loolu wax na ko sànq da koy yemale pour candidat yëpp parce que li am ba des mooy l'administration est impartiale moom li muy def mooy exécuter ay loi ak ay règlement ñun nag en tant que coalition li ñu war ñu ngi koy def parce que fu ñu xam ci retirer carte électeur mooy au niveau des communes foofu la ñuy dem aujourd'hui le fichier électoral est entre les mains de tous les partis politiques
képp kuy sa di parti politique sérieux yaa ngi sa fichier électoral xam nga lu ci ne xam nga fu sa militant ne xam nga fu sa militant di voter ñu ngi toog di lijjanti loolu tey fi processus bi toll mooy fexe ba 14000 bureaux de vote yi am Sénégal yëpp nga mën fa am siégeant ñun doxal nañ loolu ba mu mat fi processus bi toll mooy nga wut say mandataire de centre ñun doxal nañ loolu ba mu mat. léegi yéen ñan ngi vérifier yéen coalition ñun Benno Bokk Yaakaar. Yéen. parce que man Benno Bokk Yaakaar ma fi bàyyi. moom laay waxaluma état waxaluma daaf waxaluma kenn. mais tontuwoo ma aussi ci événement bi am daaf. te sax am na solo. administration bi addu ci. est-ce que doyuloo nga li administration bi wax wala seen coalition est-ce que lijjanti ngeen ko ba xam lu waral mbooloo mu takku ñëw pour defar duplicata. déggoo li ma la wax si l'on en croit les informations bien sûr. ma ngoog man xam nga dama dul débat ci si. non amul si li ma wax mooy may ma rek parce que olof laa laaj. waaw mais amul si xam nga loolu fait bu précis la. ma laaj ci sa xalaatu coalition. sama xalaatu coalition mooy fii ñu toll. ci processus électoral bi. ci sécuriser suñu votu candidat. ci sécuriser suñu démarche candidat bi nga xam ne code électoral bi moo ko tënk. li mu laaj yëpp ñi ngi koy def lépp lu mu laaj ñi ngi koy def mais nag tegu ci kaw yoon teguñu ko ci supposition teguñu ko ci mélanger parce que xam nga sànq même ci sa laaj yaa ngi ma naan dañu war a dissocier fonction wu chef de l'État ak candidat xam nga yaa ngi ñëw mélange boobu ngeen di def. kan mooy def mélange loolu waruñu ko différence boobu waruñu di ko def. différence wala da nga yaakaar ni benn la candidat bi mooy président bi. ah laaj naa la yow ndax candidat ak président non benn man la dama sañ ne du benn. waaw waaw du benn donc xam nga kon defuma mélange nañ ci waaw mais loolu. donc xam nga defuma mélange bi. waaw waaw léegi lu tax nga ne nañ ci dañuy def loolu. mélange bi. parce que ni nga ko waxee la te yaa ngi toll. ma def différence bi nga ne dama ko mélangé. waaw kon soo defee différence mais bi nit ñaa ngi ànd déglu nañ sama laaj kay bi moo ko jëmee dama ne ñu sax teqale kii président ak kii candidat coalition Benno Bokk Yaakaar. sama laaj nag aussi su ma sañee ne tontu woo ci parce que dama ne coalition Benno Bokk Yaakaar ci événement bi xew daaf ndax yéen lijjanti ngeen ko ou pas. waaw xam nga nag da nga sañ a laaj ma sañ a tontu. auditeurs yi àtte loolu. auditeurs yi amul ñoo problème. koy àtte. bi jiitu mooy ca la nga wax rek comme c'est dissocier nga candidat ak président ànd nañ ci loolu nga wax ànd nañ ci beneen bi ma ne dama jéggi sa laaj bu ma lay tontu bu fekkee ne dégg nga olof dama ne la lépp lu ñu processus bi may ñun waa Benno Bokk Yaakaar taxaw nañ ko di ko def mu tegu ci kaw yoon bu impliqué loolu ñu ngi koy def. lu ngeen ci jàpp. waaw liñ ci jàpp nag du ma taxaw fii ah di ko d'accord wax waaw d'accord loolu aussi mën nañ la ko nangul. bu liñ dee ci doo ko jàpp wax ñun duñu taxaw du ko voilà wax. d'accord loolu Voilà. aussi engagé na def naa mën nañ leen ko nangul alors ci campagne électorale bi ñu avancé tuuti parce que aussi. non bala sénégalais yi nañ waaw avancé su sooy tontu nga nañ peut-être nga avancé boole waaw ci nañ avancé. 2 points. ci candidat yi li ñuy saafonte ak sénégalais yi aussi bokk na ci lu ñu jàpp lu bari bu dee candidat bi nga xam ne mooy wutaat réew mi wax fa mu ko jëlee woon bu dee Macky Sall 2012 ba tey ji ak fu mu namm jëmee Sénégal ci jéego yi nga xam ne nii moom ngeen di saafonte soxna Zahra Iyane Thiam c'est-à-dire lan ngay gënalee palier bi candidat Macky Sall war a mën a franchiral Sénégal ci bu ñu ko dénkee juróomi at yi. waaw dama jàpp ne loolu laaj bu am solo la ndax président Macky Sall bi muy ñëw en 2012 dafa indi contrat de mandature mu seq ko digganteem moom ak askanu Sénégal ne leen bu ngeen ma joxee réew mi ci secteur bu ne muy ci wàllu santé muy ci wàllu éducation muy ci wàllu koom muy ci wàllu agriculture secteur bu ne ci wàllu ndaw yi ci wàllu jigéen ñi lu ne am naa ci yéene def nangam sénégalais yi wóolu ko jox ko réew mi mu liggéey ci juróom-ñaari at ñuy def bilan wam tey te bu fekkee ne dañu jëm ci wàllu koom di nga xam ne en 2011 agrégat maanaam outil yi ñu am pour di natt koomu réew mu bokk ci la croissance ñu ngi ko fekk à 1,7% en 2011 tey mi ngi toll ci 7,2%. ñu ne jéego yooyu croissance bi dem lu ko indi bokk na ci jéego yi ñu def ci wàllu mbay mi ndax nag biñ fiy jógee bi nga xam ne en 2012 ñëw na campagne arachidière bi kenn préparé wu ko woon beneen bi waroon ñëw kenn préparé wu ko woon production agricole bi néewoon na lool yooyu yëpp mu indi ay restructuration yoo xam ne ci wàllu capital semencier ci wàllu engrais yi
ci wàllu équipement ak modernisation de l'agriculture bu tax ba production yi yokk na ba mu mën a tirer koom ci wàllu boo demee ci wàllu piste yi wàllu désenclavement ndax gis nañ ne toujours bu ñu bayoon ba pare day jafe pour ñu génnee production bi ci tool yi yóbbu ko ci tali bi pour mën ko wasaare ci réew mi yooyu yëpp jafe ba mu defar ay programme piste programme eau accès à l'eau programme électrification rurale ba nga xam ne mu jaarale ko ci PUDC bi ba yooyu yëpp mën a ànd ci wàllu jigéen ñi également mu indi ci programme yoo xam ne jàpp nañ ne jigéen ñi ni ñu toll lim bi ñu toll ci réew mi ak li ci ëpp ci ñoom nekk ci secteur informel bi buñ leen associé wul ci développement réew mi li nga ko bëggee xëcc dina sooxe mu ne kon dinaa def des réponses ponctuelles yoo xam ne dina permettre jom jooju ak cawarte ak jàmbaarte boobu jigéen ñi am mu mun leen booster à travers l'ADER à travers d'autres programmes mais donte def na loolu dafa ne am na ñoo xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw te xëy na nekk nañ ci condition d'extrême vulnérabilité boo xam ne foog ñu dimbale leen mu dugal bourse de sécurité familiale donc yooyu yëpp mu nekk ay contrat yoo xam ne façon na ko askan mais li tax nag may dugg ci sa laaj li tax ñu war a mën a wax teg na benn palier boo xam ne war na mën a tax ñu falaat ko mooy am na loo xam ne def na ko bi mu toogee ci juróom-ñaari at yi lu mu diggewul woon ak askan bi benn ci wàllu pétrole beeg gaz bi ndax ressource bu bees la bu ñu dab ci biir mandature am munoon na ñëw jël ci ay décision am ndax loolu constitution moo ko may ñun ñëpp ñu nangu ne constitution mooy jox kenn ku ne pouvoir mais bi mu ñëwee dafa def concertation nationale woo acteurs yëpp ne leen dama bëgg ñu waxtaanee ci lii ñëw te àdduna wërngal këpp ku nekk naan am na noo koy utiliser mu indi jiixi jaaxa mu ne nañu toog waxtaan ñu xool lii nuñ koy defee man nag bu doon sama sago dinañ jël pàcc delloo ci réew jël pàcc fay yiñ ci war a fay mais dinañ jël pàcc également sédd ñi nga xam ne ñëwagul loolu aussi ma jàpp ne ku am vision moo koy def ndax PSE bi boo seetloo bi mu koy tabax aussi neewul dama koy yemale ci juróom-ñaari at wala ci juróomi at dafa ne day romb 20 ans mu def ko ci benn horizon xotti yoon boo xam ne planification am na fa donc yooyu ma jàpp ne yu am solo la mais boo jëlee ci secteur bu important comme émission bi emploi danaa des si jeunes joxe Abdoulaye ñu toog mais non comme emploi des jeunes bi boo ko ce gisee n'est plus un débat ça. déjà am na jéego Non, yu mu ci parce que def quand même, à travers daaneel la après formation le 3FPT mais c'est plus un mandature débat, ça. bii di ñëw lim ci wax mooy mes 5 initiatives les 3 grands axes jeunes yi dinañ xam nga ci moom bokk. bilan am def na ko jigéen ba ñi pare nga dinañ ci mayaat ko bokk. muy def perspective mu ngi daaneel. non quand même mu ngi moi je daaneel. trouve que Zahra, non non moi je trouve que quand même non 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 cinq yi amul wax xoolal wax na bilan am da ngeen ñuy may ñu nit ñu wax ci waaw parce que kon su boobaa mais ça fait 15 minutes qu'elle Zahra parle quand 2 même branches yi nga ñuy wax 5 yi waaw mu am 5 grandes initiatives ak 3 grands axes jigéen ñi bokk ci ndaw yi bokk ci secteur minier bi bokk ci donc yooyu yëpp jàpp naa ne yu am solo la muy man muy honorable député Hélène Tine muy yeneen sénégalais yaakaar naa ñëpp dinañ ci bénéficier wu. Hélène est-ce que fees na sa bët wala yaakaar nga waaw ni mais je sa déplore candidat d'abord moo ko le gën? fait que quand même le débat est déséquilibré waaw, non, par dama bëgg rek rapport au bu ku nekk temps waxee temps bi par je pense que rapport au c'est temps assez il faut équilibré, que en tout cas je man pense que doguma ko yii waaw parce que moi je veux un débat civilisé je veux que les Sénégalais nous entendent et nous écoutent jusqu'ici je pense que dugal na ci ay wax yu sew yoo xam ne jarul tontu kon ñu jàll parce que man su may dugg man sama coalition gisuma lu ci di lu mu ciy wax na nee na dama toog ba sama xol sedd ma dugg moo ma gënal may topp man démarche politique maak moom bokkuñu démarche politique moom chef de parti la woon dem na seeyi biir APR xam nga seey na fa xam nga waxuma ko ne seey na wax nga ko léegi nag déet moom seeyi na waaw ku seey nag ci biir parti war na mën a bàyyi naataangoom mu tànn coalition bu ko neex ak jamono jamu ko neexee mu dem dugg fa moo tax nga teewal fi non déglul moo tax ma coalition teewal fi bopp coalition parce que man ay dem di seey man du sama jikko te Sénégal xameewu ma ko deuxièmement li ñu def ci processus bi yëpp maa ko suivraat ko parce que nekkoon naa assemblée nationale tekk fa ñuy voté loi yu bëri yoo xam ne ñu ngi ci processus bi
da ngeen daan discuter ba pare ñu indi ko ca penc ma député yi wax ci xanaa depuis peut-être juillet 2017 te man li ci gën a përi ci processus électoral li nekk ci actuellement dans le code électoral on l'a suivi donc bu ngeen waxee ni que da ngaa tooguloon fa ñuy waxee man de fa ma askan wa tegoon ma fay waxee du benn leader moo ma fa teg ci yaa ma neex maa nga fa toog di taxawal askan wi li ma war a taxaw xam ci li ma ci war a xam di ko ci gëstu di déglu askan wi. déggoo ngeen ci tout le monde sait que processus bii de façon unilatérale la décision yu bëri dañ ko jël imposer ko waa opposition bi. daa xanaa ça c'est une redite loolu gis nga wax yoo xam ne la dafa romb ba pare donc fekkee nga foo fekkewul man loolu du sama problème li xew lay wax te sénégalais yëpp ànd ci. loolu moo wóor donc je ne reviens pas sur ça ce que je veux c'est que aujourd'hui wax na sénégalais yi ne lay xew daaf lay xew seen yoon newu cax te ñu ngi yóbbu nag car rapide yi di yóbbu njaganjaay yi di leen sol di dem naan dañuy defar yaay ay carte ay duplicata loolu lu tey xel la déglu naa waa daaf waxal seen bopp ñoo ne ay duplicata la ñuy joxe waaw mais loolu tey na xel ay njagañaay yu ñuy convoyé loolu c'est pas du ay parti d'opposition ñoo koy def. nee na coalition li mu ci ma ne jàpp du ko wax fii. lan mooy problème bi mooy loolu lañ war a te suñu candidat. dugal na ko ci projet am mooy ni que tey boo nekkee chef de l'État dootoo warati nekk chef de parti te ñoom loolu candidat am def ko xaatimoon ci assise nationale ya bañ ko bindee mu xaatim nu mu tudd charte de bonne gouvernance su assise yi ba mu leer mu wëlbatiku mu sànni ko fee ne du ko def. tey jii loolu loo xam ne la candidat Idrissa Seck taxaw nañ ci tànku mu def suñ ko falee incha allah le 24 mu teg fii mu bàyyi chef de parti nekk président de la République looluy jur lii nga ni man kat maa ngay toppatoo sama coalition la ne ca nguur ga nekk fa te yéen a fa teg seen i nit ministre de l'intérieur ba nga xam ne moo coiffé daaf seen responsable politique la mu ngay wër di campagne. wax mais kon nag lu fa am munuñ leen cee seppi xel tey na te sénégalais yëpp tey ñu ngi taxaw ne di leen xaar nag won leen ni nag du ñu nangu tey ñu luubal li nga xam ne mooy seen élection. bilan bi mu junj. leneen bilan bi mu junj. ñu ñëw ci bilan bi. waaw bilan bi fees na sa bët yow wala. dama ne bilan am lan la fi njëkk a wax nee na dañoo ñëw am koom-koom bu ñu mosul am 7,2% de croissance jóge ci 1 virgule xaw ma laan façon. li ma bëgg wax mooy 7% de croissance lañ ko yóbbu ci 7 ans yi 7% de croissance yooyu dama bëgg sénégalais yi dund tey ñu ngi may dégg sénégalais yëguñu ne tey ñu ngi ci 7,2% de croissance nee na croissance boobu c'est porté par l'agriculture man loolu des na ma leer parce que tey jii gis nga boo maa ngi doon wax démb rek ak ñi nga xam ne ñu ngi liggéey Sonacos nee nañ ma ñaari soo demee foofu am na ay seko yoo xam ne production wu daaw ak daaw jéeg ba léegi mu nga fa lu bëri ci production ren bi kenn jëndu ko. ci campagne bi. même des na fa ay seko yoo xam ne ba léegi production daaw ba ak daaw jéeg ba la. mais responsabilité bu njëkk bu nguur gi. ci fexe ba production bi yokku. attends ngëneel la wala. lan lañ ñu wax nee nañu production bi dafa yokku moo tax gerte gi lamb mais man loolu des na leer man baykat yi ma waxal nee nañ ma campagne bi. ci grands axes routiers yi maanaam dëkk yi nga xam ne nekkuñu ci kaw yoon yi kenn demul fa pour jëndi seen gerte. te xamuñu nu ñu koy def wax na ni def nañu ay piste pour accessibilité bi loolu mooy li askan wi di wax man askan wi laa fi toogal te loolu moo fi nekk ci seen bilan. seen bilan mais c'est un bilan virtuel c'est des slogans creux c'est ça leur bilan mu ngi wax les programmes pour les femmes. mais ñëpp xam nañ ne tey ndóol gi dafa yokk ci dëkk bi ndóol gi dafa yokk les statistiques sont là ba nga xam ne taux de pauvreté bi Sénégal dafa yokk. dafa leer programme yi jàppale jigéen yi ñu taxawal. programme jàppale jigéen yi barki démb maa ngi wax ak ay jigéen financement yi ñu leen jox jigéen bu ñu jox 100 000 francs tu vas payer 130 000 francs en 10 mois tu vas payer 130 000 aujourd'hui ay taux yi ñu leen di lebalee sax c'est des taux usuriers. parce que bu ñu la lebalee 100 000 nga fay 130 000 francs mais fooy génne ci lan ngay génn. nooy def mais ci yombal gi ci accès au financement. waaw mais yombal gi il faut reconnaître aussi que même dafa bëri trop démarche partisane. tey Sénégal dafa am ñaari Sénégal le Sénégal peint en marron beige et le Sénégalais lambda le Sénégalais citoyen sénégalais
gi nga xam ne dafa ne moom soit bokkul fenn wala far na feneen teg nañ la de côté man mii xam naa si dara parce que je peux donner un exemple avant de sortir dans Benno Bokk Yaakaar ñi may wax ñu ngi may dégg financement yi ñu doon joxe jot nañ ca waaye ba ñu pare dañ la bot di teg la fële loolu lu ñuy dund la tey on a deux Sénégal le Sénégal des partisans ils disent le Sénégal ñoom ils sont tellement conscients de ça que ñoom dañoo dem def seen slogan un Sénégal pour tous parce qu'ils savent que aujourd'hui ils ont créé un Sénégal boo xam ne fracture bi dafa ëpp entre ñoom ñi nekk ci far nekk Benno Bokk Yaakaar ak ñeneen ñi ma bëgg ko wax na nag ñun suñu candidat li mu indi lu leer la wax na CMU bi su demee ba di yokk pauvreté bi muy lu leer ñu koy politiquer tamit may wax fii ma toog fii di wax askanu Sénégal ñi ñu jox CMU ne leen xaalis bi seen xaalis la ku leen woo téléphone parce que dañ moom la ñuy def ne la boo wooteelu suñu candidat dootoo amati CMU loolu bu xoolal loolu dëgg la dafa am loolu mu ngi am ci réew mi ba léegi waxuma CMU je m'excuse je parle des bourses familiales loolu mu ngi am ba léegi je parle des bourses familiales bourses familiales yi dañ koy politiquer dañuy woo ay sénégalais ay nit ñi di leen wax ku woteelu suñ candidat sa bourse kenn dootu la ko joxe lu ñu leer ci léegi ci proposition bourse familiale yooyu sa candidat waaw salaire familial la proposé deux choses mais attends deux choses waaw mais luy garanti ni yéen il a proposé un salaire familial garanti selon l'activité du ménage ça veut dire saraxuñ la wala ñu lay menacer di la jox loo xam ne bu ëllëgee ñu ne la boo jaarul fii duñ la ko joxati te muy alalu askan wi. bourse familiale yi ci ñi amul activité la un transfert en actif pour les au lieu de transfert financier ñaari proposition la suñu candidat indi. transfert d'actif ça veut dire au lieu ngay jox nit ki di koy sarax ñetti 25 000 francs mais nga fekk ko ca la muy yëngu. nga jëndal ko matériel ba nga xam ne bu cay yëngu du dem di dékki loxoom ñu di ko jox waaye dafay booster liggéey ba muy liggéey ba mu mën a suturaal boppam mu nekk lu durable loo xam ne daf koy autonomiser. mais loolu du xeetu mécanisme de financement rek ak d'accompagnement. non mais xam nga dama lay wax ne alternative bi suñu candidat indi mooy ñaar yooyu les familles les plus pauvres on a dit un salaire minimal un salaire minimum garanti adossé à une activité et un transfert d'actifs à la place de ñëw di yeewu nit ki di ko jox. léegi ci ku amul activité nag parce que bourse familiale yi ci ñi nga xam ne nii amuñu activité boo xam ne c'est rémunéré la léegi ci ñi amul activité. nag kon mais bourse familiale yi dañoo nekkatul sax c'est des bourses données à des partisans. c'est pourquoi aujourd'hui on a dit non on a neneen lañ koy defee liñ la wax mooy lu leer. boo fekkee njaboot goo xam ne mu ngi yëngu ca la mu mën nga yeewu xam ne njaboot gi soxla na lii pour dund nga garantir ko ci mu loo xam ne dafay mën a li muy liggéey dina ko màccee mooy le salaire minimum garanti mais man li ma bëgg surtout ñu wax ñun suñ candidat programme social am bii ñoom ñu wax nii ci wàllu kii pour man c'est des slogans qui n'ont pas donné de résultat su fekkee ne tey jii sénégalais yi tey ndóol gi yokku na fi tumuranke bi bëri na fi leneen bëri na fi c'est parce que seen loolu yëpp CMU bi mu wax CMU bi mais aujourd'hui lan la boulet la pour les hôpitaux tous les gens le savent que les hôpitaux sont à terre l'État doit des dettes à n'en plus finir aux hôpitaux man li ma gën a rafetlu ci dama koy wax man li tax man ma dem choisir Idrissa Seck comme candidat c'est pas une affaire de yaa ma neex yéen da ngeen fi wëcc conclusion assises nationales yi ngeen ñëw gëmloo sénégalais yi ne dinañ ko def ñu ànd ak yéen ne dinañ mëttali loolu ñu ngeen dem ba créer la CNRI mu génnee conclusion pour ñu réformer institution yi muy lu ñu rafetlu muy lu yanj commission nationale de réforme des institutions ñu teg ko defal ndànk Abdoulaye ba muy wax dama ko may temps mu wax déroulé ba géex donc ba ñu tegee CNRI ñu génnee résultat seen conclusion ay Amadou Mokhtar Mbow ñu ngi leen di sargal ay ancien premier ministre Mamadou Lamine Loum ay kilifa génnee ko ñu teg ko ni yekk bu forox sànni ko fële ñun suñu candidat dafa ñëw tey ne dafay doxal conclusion yooyu nga xam ne Sénégal yëpp ñoo toogoon waxtaane ko de façon inclusive et participative ba mu jur loolu mën naa ci lim ne nee na du nekk chef de parti su pare mën naa ci lim ne soo xoolee assemblée nationale bii dootuñu ñëw
di voter ëmb benn ëmb naan dañuy def liste nationale dañuy dem liste départementale mooy am askan wi tànnal boppam ay raw gàddu bi dañ ko ciy dindi parce que ku ko fi diggee mosoo ko fi def dañuy dindi raw gàddu bi wax na ne dina def bulletin unique dina wàññi train de fonctionnement wu assemblée nationale xaalis boobu ñu dugal ko ci seen programme parce que tey jii ñu ngi ci ay huit vice-présidents aujourd'hui moom wàcc na ba ay 5 vice-présidents un programme détaillé wax na ci ne parce que bulletin unique boobu nga xam ne mooy problème bi tey te ñoom ñu lànk ko di ñuy génneel ay waxu nu mu tudd parrainage te bulletin unique am fii dans toute la sous-région que su ñëwee dina ko defee nee na conseil supérieur de la magistrature bu ñëwee tey président de la république dina ca génnee loxoom ndax justice bi nga xam ne ñoom jël nañ ko lu ñu fi indi ci koom-koom te koom-koom boobu su dikkee tey jii justice boo xam ne tey kumba am ndey kumba amul ndey moo fi nekk mais mënuñu dem fenn les institutions sont à terre boo fi indee 7% yoo xam ne ay tubaab yee ko moom parce que lan moo indi croissance boobu mooy les grands projets là yii nga xam ne dañoo jël grand projet yooyu ay tubaab ñoo ko financé soo demee ci budget bi di nga gis ne li ñuy jéggaani bitim réew ci ay matériel jéggi na dayo te lépp parce que société yi nga xam ne ñoo gagné marché yi di defar infrastructure yi de même ay traverse de rail ñu ngi koy jëndee ji seen dëkk indi ko Sénégal jërëjëf Hélène Tine donc représenté fii candidat Idrissa Seck bu coalition Idy 2019 alors li des comme dañuy dugg ci yeneen thème je vais mettre le chrono comme ça va mettre tout le monde d'accord 2 minutes ba ñu jeexal suñu temps waa Zahra nga waaw mais wax tontu bi waaw amul léegi da nga koy boole waale ci parce que comme répartition temps dafa wax tontu loon wax tontu boobu féete na boor boo ko ci boolee di ma arrangé xam naa di nga ma may loolu waaw dinaa la ko may dafa ne daf ma bàyyi ma wax ba géex waaye bàyyiwu ma ndax xuloo na ceeg yow ma boole la ci laaj bi te man xam nga bi may wax croissance bi leen di boole souvent de croissance bi leen di boole wala bi leen di boole ak kujje politique di wax ni croissance bu amee it sénégalais yi gisuñu ko waaw est-ce que yéen a bokk même peuple bi ngeen di rencontrer voilà sénégalais yi dund ko mais balaa muy ñëw mais maa ngi def chrono wax yu am solo defal pour que ñu chrono def bi amul solo 2 minutes ndax dafa wax ci CNRI mooy commission nationale de réforme des institutions adossé woon aux assises nationales da koy jël moo koy wax ne xam nga sànq vraiment dama koy baalu àq ndax gëw ma woon ne li ma rappelé ci moom da koy métti parce que man dama wax rek ay fait mais bu teeloon dem ci Idrissa Seck dana xam ne document CNRI enquête bi biñ koy def dañoo convoqué réew mi ba sonn ñëwuñu il a fallu que ñu jël document bi fekk ko ba këram pour mu remplir ko donc koo xam ne yitteewul woon loolu ba ñu dem ba këram bu ne dana jël conclusion yi exécuté ko dina ma jaaxal li mu ci engagé wu doyu la léegi nag leneen li ci des li mu ci engagé wu doyu la yow rek ma ñëw leneen li ci des mooy bu ñu toogee ci plateau bi di wax comme ni mu ko waxee pour ñu defar xam nga ministre Aly Ngouille Ndiaye ay journaliste ngeen nee na mi ngi campagne woote leen bureau ma nga fa toog donc bu ñu ñëw ci nañu seet li ñuy wax te moom Thiès la jóge ku yëgul croissance ku ne moom yëg na ko Thiès la jóge te bi muy ñëw moo ma fi jiitu man mi dëkk fii à 2 pas moom dafa ñëw jaar ci yoon bi jaar ci infrastructure yi teel a yegsi kon loolu aussi duma ci ñëw fi may daanalee nag mooy suñu candidat Macky Sall candidat Benno Bokk Yaakaar moom du kàkkatar président Macky Sall du kàkkatar gis nga bi muy ñëw ci assises yi bi muy dugg si assises yi dafa ñëw président Amadou Mahtar Mbow ne ko charte de gouvernance démocratique baa ngi nii fii lañ ci toll mu jël ko liir ko ne ko am naa ci 2 réserves mooy le régime parce que régime parlementaire li ñu doon junj ci document bi ak le fait de cumuler chef de parti président de la République président Amadou Mahtar Mbow ne ko les discussions sont ouvertes rien n'est encore ficelé donc bu ñu ñëwee fi moom wax dëgg yàlla honorable député président nekk na fi nitam pendant ñaata at moom wax na ko ci ñun la ne woon Benno Bokk Yaakaar la ne woon donc dafa am débat yoo xam ne bu ñu en fonction de fi ñu féete ñu ciy ñëw ci wàllu bourse de sécurité familiale ak financement yi ñuy jox femmes yi mu ne ñu lebal la 100 000 nga fay 130 000 mais le taux est à 2%. donc lu ne rek mën naa ci toj
ba mu jeex parce que li ñuy wax dañ ko xam teg ko ci fu wóor moo tax yeneen yi mu wax yëpp duma ci tontu. mais ci parce que bu réforme ne boobu président mun chef naa de ci parti tontu. da nga ñuy wax ni loolu président a d'accord toujours leen ci dit que d'accordu ci. d'accord ok. loolu moom régime parlementaire d'accordu ci lam ca waroon jël ci li ko prérogative constitution may mi ngi koy def on l'assume mais su fekkee ne dafa ne son candidat Idrissa Seck dina xoolaat système social bi ñun de li ñu jàpp ci moom mooy li mu waxoon ci chantier Thiès yi maa jël 46 milliards fii ba naaj bi di fay kenn du xam fu ma ko dugal waaw kooku nag bu fekkee ne mooy ñëw tey di ñu wax nangam ak nangam lay def man du ma ci discuter. dafa waxoon précisément fii ak jant bi di fay kenn du mën a wone ni am na fistine bu lewul bu ma ci jël. moom loolu la waxoon précisément non donc précisément loolu la waxoon. affaire baa ngeeg man audio waxul woon bi ni jël naa ko te duñ ko mën a prouver dafa ne kenn du mën a prouver ne jël naa ci fistine bu lewul. audio bi mi ngi ma yore d'accord ñu bàyyi ko moom moo ak ne auditeurs jël yi. na ko. déedéet te dafa ne kenn du ko mën a. D'accord. prouver Prouver, kooku waaw. kay lu leer laay jël wax naa ci ko te rajo kenn bi ko laa mën a ne. prouver nag def naa kenn ci sañu ko wax. ci rajo bi laa ne. 2 minutes am jeex na. waaw. déet du ma jox. ma Bàyyi ma sœur ba- bàyyil ma bii wis ko paar une nag minute. foog nga bàyyi ma yegg léegi Bàyyil ma nag wis ko xam une nga minute. Waaw, ma wis la une xam minute. nga nag Aha. léegi croissance bi ñuy lekk mooy lan ñëpp xam nañ ne pourcentage investissement état du Sénégal yeggul woon 40% 30% rek la doon varié fonctionnement nekk 70% bu ñu demee defi ay dette à l'extérieur bu ñëwee dañ koy dugal ci fonctionnement aujourd'hui tendance bi inversé wu ba budget wu Sénégal part de l'investissement ëpp part du fonctionnement fan la jóge ci rationalisation bi ñu def ci augmentation ak stabilisation des agrégats macroéconomiques on a fait du Sénégal un pays sûr boo xam ne fu ñu dem wuti budget pour ay projet mën nañ ko am benn mais foofu sori na université Amadou Mahtar Mbow 66 milliards budget bi ko tabax fu mu jóge poche Sénégal 10 000 classes primaires école primaire yi ñu tabax fu mu jóge résorption des abris provisoires la réhabilitation des blocs scientifiques et techniques 100 waxuma ak yeneen projet yu bari yoo xam ne mais loolu dafa jóge mais ci yooyu koomu réew achèvement bi ci ma ñëw ci rek xaaju ma mandat ñëw bi di ñëw rek bi ngeen ma di ñëw yóotu. ñaari ma ñëw minutes yi romb na. après Waaw. nga def baisse du Parce que salaire ndax dañu baisse de l'impôt mu impacté ci salaire yi nga def baisse du loyer mu impacté ci koomu ménagère Waaye it kay mais xam nañ ci moom dara. ma sœur aujourd'hui yaakaar naa bu delloo ci militant bi dinañ ko mere parce que su ne sénégalais yi yéeguñu koom yëguñu ko de. moom xëy na yéegu ko merci mais merci askan waa koy Zahra. yow lay ragal bu soo baax a génnee baax. fii. Hélène bismillah. yow laa ragal boo na ngeen génnee fii. vérifier Hélène nag bismillah. ngeen vérifier le ministre ma ne. Aly Ngouille waaw, Ndiaye ma ne. ministre de l'intérieur soo mi ngi moytul boo fii génnee bureau fii. Waaw. Zahra. waaw ñu kar la fii ci Ayca, biir Hélène. Médina bii pour wax la ne. gis nga de mi ngi waxati Hélène, waxu ayca. kar xam nga ñoom violence non non bi ndeysaan dama lay wax askan wi dafa tafu non si non seen yaram waxuma waxu kar damay ne askan wi moo lay kar fii malheureusement waaw mais kar yow xanaa Hélène. da nga tiit parce que yow dafa ne kar rek nga ni violenté nañ la Déedéet, waaye parce mën que- nañ la kar pour wax na le la nga wax du moom la ñuy dund Déedéet, Voilà, kon su Hélène, waxal sa boobaa wax. dinañ waaw ma man gis, dama wax duñu waaw ma bul kar. yàq sama wax nga ba geex nee nga séenéer yi da ngeen doon wëri Idi pour mu signé ko xam nga lu am solo tey déglul ma wax la xam nga yaa ko Zahra wax ñu nangul ko non comme choisir na ko attends candidat nañu attends ko bàyyi nangul. ma Waaw, ma wax Hélène, sama wax ayca. da ngeen ko wëri woon fekkewu ma ko xaw ma fu ngeen ko wër man li wóor mooy j'étais dans Non, les foofu yaa ngi assises ko doon et tey sànni aujourd'hui tey Idrissa Seck tey bu engagé woon ne daf koy def foo xamee ne Macky Sall ma ko commandé woon ba def ci xaalis ba kilifa yooyu tëgg ko daf ko jël teg ko fee ni yekk bu forox man ka nga taxaw engagé wu ne ma dama koy def kooka pour man lay seet kii toog fii 7 ans nag jëfewu ko jarul ma di ko wax xam nga parce que di ko wëri xam nga ñun ñoo tëggoon assises yi ñun moi j'étais di ñi pas yi wër Macky Sall CNP yi ñun passé yëpp gisuma ñun ñoo tëggoon assises ya ba ñuy door assises comité ya de pilotage yi ma passé yëpp ñëw ne ma ne assises ya ba ñuy Yàggul quand de, on il y a vendait 2 les mois, waa dernier écoute-moi comité bi ñëw. mais Zahra, ñu bàyyi ko écoute-moi mu yeggale. les Mais termes laaj ko de ba, di bàyyi ko mu non yeggale, di bàyyi ko mu attends yeggale, di mais bàyyi ko mais mu xam nga yeggale. yow wax nga ba pare bëgg yàq wax ji parce que xam nga ne mais yow yaa ngi ñëw ci Vas-y, réunion Hélène. yi. mais ma ni Yaa ngi ma ñëw, est-ce ma nel patt rek waaw nee naa pat ma ne nel patt Bëggoo ma wax déglu ma askan bi ne ñëw non wax mais ñu man bàyyi ko, xoolal ñu bàyyi xam ko nga mu lu may wax yeggale. askan Vas-y, Hélène. mooy bu assises yi amee ay ndey ak ay baay ñun ñii ñooy ndey yi ñooy baay yi bu ngeen ca jotee ba di def ay réunion ndax am ngeen jotam peut-être di def ay réunion yoo xam ne jëfewu leen ko jurul dara parce que appliqué wu leen ko yàq xaalisu askan wi la ndax réunion yooyu xam nañ ni muy demee kon nag man ñëw ci réunion man nañu jëfe moom a ñor Kon ñëw. système social bi ngay wax système social bi ngay wax
gis nga maa ngi nii fi ma toog ñu ngi may yónnee ay SMS pour ne ma seen waa Thiès xam nga ñoom ñoo jiitu ci mutuelle de santé tey jii CMU bi plombé na tous les mutuelles de santé de Thiès nit ñi mënatuñoo dem faju parce que CMU bi daf ci dugal loxoom bëgg utiliser système de mutuelle yi nga xam ne waa Thiès ñoo ko tëggoon ba tey suñu bëggee ñoom dem faju ji ak seen mutuelle ya te mu daan dox avant CMU tey jii seen mutuelle yi daanu na ñu ngi nii di ma ko yónnee SMS léegi ma di ko wax CMU ba parce que mënatuñu moom moo yoreel xaalis askan wi mënatul dem faju ji te dañ leen digoon le contraire xam nga mu ngi wax waxu man su waxee waxu abri provisoire sax man damay rus parce que ñun biñ nekkee assemblée dañoo taxaw ne askan wi ne min du gouvernement bi war ngeen tey def un programme boo xam ne abri provisoire day jeex ci njàng mi fii ci Sénégal te am nañ ay moyens parce que ku ñëw di financer ay terre dem uti ku lay defal terre boo xam ne matul sax 40 kilomètres nga def ci ay 629 milliards ci ñoom li ñu wax te ñëpp xam nañ ne ëpp na ko ndax di nga toog fii ñu yeewu ne la beneen tranche day dugaat def nañ avenant pour dugal lii loolu maa ngi koy wax fii tey buñ ko defutee suñu passé élection yi ñu xam ne abri provisoire yi mënoo leen a nangul ni ñu ngi ci te xoolal ko fi waroon nekk ci juróom-ñaari at waroon nañ ko ut ni ñu wëtee ay pexe ut ay moyens di dem di defarlu ji terre bii waroon nañ te tubaab yi doo nga fa terre ñun de teeraguñ fa gisuñu ko fa terre ñu ñëw ñu defar abri provisoire yi mu bañ a amati zéro abri provisoire tey waroon nañ ko mën a def donc man su ne man dama doon président du sama noon nee na sa xarit la woon ma lay wax président du sama noon mënul nekk sama noon ndax man du ma noonoo ak kenn ci politique dama ànd ak yéen la ngeen waxante woon ak askan wi ngeen jégg toggi ci seen tànk nekk ci yëfu puukare ya nga xam ne ñooñu taxoon di xeex di créer ay haut conseil des collectivités locales di fa caser ay 150 conseillers yu ñuy fal muy ay milliards ngeen di yokk nombre de députés yi jëlee ministres yi 25 ci li ngeen ñu waxoon yóbbu ko 50 sans compter 80 ministres conseillers yow dont toi et d'autres 80 kenn moom xamatul sax yan ñooy ministre conseiller mais bu ko liggéey bi laajee train de vie de l'état xoolal joxlawul sax may continuer di lim mais xam na ne loolu waxante wuñ woon askan wi ba ñu gisee loolu gis ne assemblée nationale ba da ngeen ko jël complètement mettre ko sous ordre def ko vassaliser ko ma nekk fa 50 teg ci sama bët ca laa xam ne li ñu waxante woon ak askan wi Zahra defuñu ko man mënatumaa toog seen biir moo tax ma dem taxaw fa ma taxaw ànd ak ñoo xam ne nag xam nga yaa ngi wax su dem naan xaalisu chantier de Thiès luñ ci waxoon nag xoolal loolu ça ne nous concerne pas parce que yéen bu ngeen toogee débat ba nit ñi duut baaraam ci seen i tooxi dooni yi ngeen def ci réew mi rek ngeen dem di xool dans le rétroviseur di sulli ji ay yoo xam ne justice bi dem nañu ba nee nañu def nañ ko non-lieu total man xoolal loolu sénégalais yi loolu romb nañ ko bu yàgg bu ngeen bëggee yàq der candidat ngeen dem delluwaat à des années en arrière pour mën a yàq der man li ma la bëgg wax ci chantier de Thiès Macky Sall ak Idrissa Seck ñoom ñooñu ñu nga woon te biir gouvernement Ablaye Wade xam nga man new ma fa woon yow newoo fa woon kon nag am na loo xam ne xew na fa waruñ koo jël di ko utiliser politiquement d'autant plus que la justice s'est déjà prononcée sur ça alors que yéen a ngi nii en 30 secondes en 30 secondes ci lan la candidat yi di engagé wu parce que temps bi jeex na ci lan la candidat yi di engagé wu Hélène le 24 février bu seen candidat demee deuxième tour c'est-à-dire que naka lan moo ci taxawaay bi bu demul deuxième tour aussi bu deuxième tour amee te seen candidat demul ci kujjee politique yi sañ nañoo xalaat est-ce que Idrissa Seck wala coalition Idy 2019 seqaat waxtaan ak Macky Sall bu dee moom qualifié na ci éventualité yi waaw man maa ngi nuyu waa Sénégal yëpp di jéggalu bu fekkee ne débat bi xëj na am na tuuti ay parce que loolu mooy débat tamit mooy débat mais li ma bëgg wax mooy ñun tey fi ñu teg suñu tànk ak li ñu campagne pour ñun ñoom seen candidat tey warul sax bokk ci deuxième tour bi Macky Sall président warul bokk sax ci deuxième tour bi li ñu gis ci terrain bi maa ngi ko koy wax sànq balaa ñuy dugg si waaw pour ñun deuxième tour moom sax nañ sax yàkkanal xaalisu Sénégal yéen seen ngeen ci seen bopp xoolal nañ yàkkanal xaalisu Sénégal bañ fee ñëw di demaat deuxième tour di ci dépenser ay xaalis yu dul jeex ñun gëm nañ ne suñu candidat tey premier tour
la ñuy taxaw pour mu jàll le 24 février. Zahra 30 secondes. ah waaw waaw ci deuxième li ñuy tour wax mooy est-ce que lu ngeen sóor la ak nu ngeen ciy taxawee. ñun li ñu sóor mooy incha allahu rabbi le 24 février bu ñu askan bi yëpp delloo confiance bi ñu joxoon en 2012 ba suñu candidat gagné au premier tour képp ku war a bokk ci tabax Sénégal woo nañ la ndax réew mi ñun moomuñu ko dañu jàpp ne ñëpp lañ ko bokkal ñu àndandoor tabax réew mi ngir Sénégal jëm kanam. ndax na nga ñuy wax ni après bu seen candidat gagné union nationale la ñuy ubbi ni ñu koy waxee. man de li ma c'est-à-dire gëm ci ban tey forme nga ko gisee yow. man ni ma ko gisee tey mooy Sénégal toll nañ foo xam ne foog ñu jéem a yëkkati suñu bopp ci niveau yeneen réew yi te loolu pour ñu am ko le pays a besoin de toutes ses filles et de tous ses fils nonobstant des considérations waxtu ponctuel jongante bu jotee ñu jongante mais après on dépasse pour l'intérêt du pays pour l'intérêt des générations à venir. mun nañu bu campagne bi jeexee bu sa candidat gagné ndax loolu nga wax ñu mu woowaat ñi nga xam ne ñoom la seqaloon sax pour ñu liggéeyandoo. man de bu fekkee ne gagné na boolewaat ma ci cabinet wala boolewaat ma ci ñu ma wóolu bu ma ci boolewul sax danaa jël sama note bind ne ko man de xalaat naa li jox ko ndax loolu mooy suñu liggéey donte mat nañ 80 wala 100 ñu ngi koy liggéeyal bu baax de. yow nag la nga wax Idrissa Seck xaaj bi waxuma ko. jërëjëf jërëjëf.